li amoon mooy bi ñu jógee ci njël gi dañuy def sax njël dañuy dem julli ji ndax jàkk ji ñu jullee fajar nag xaw na xëcc tuuti yàlla dogal nag bi ñu demee di julli ji ci fajar gi am na xale ñu fi bàyyi bu ñuy dem ñeen toog ci kër gi bi ñu jógee ci julli ji bay ñëw ci lañ gis mbooloo ba di yuuxu daw man bi ma seen ñu daw sax daw ma ndax dama ne xëy na ñu ni sàcc la waaye ba tourné la ma yow sa kër gi lañ taal bi ma ñëwee ma fekk kër gaa ngi tàkk mbooloo fees dell ñu ngi fay lakk gi gis nga lakk gi ni mel waa dëkkandoo yi ñoo ko fay ginnaaw yàlla gis nga mi ni mu yàqoo lépp lii yëpp lakk ba kalsini waaw loolu daal mooy li am waaw. amoon na ay témoins ah amoon na ay témoins. waaw xam nga ni mu demee rek mooy xale bi fi bàyyi woon ñoom Abdou Kalaga internat fi la nekk di jàng ci internat bi mu toogee ci fauteuil bi ci la gis benn waay ba encagulé wu yéeg di yéeg comme xale la mu daw bi mu dawee mu làqu waa ñëw daal di jël am lu mu jël xëpp ko ci fauteuil bi fi ne ci biti xëpp ko ci miir bi daal di taal mu ni buum bi mu waaxoo jëm ci néeg bi nag ci la gis xale bi mu xale bi daw wàcc suuf pour wax ni ñu ngi lakk kër gi moom ci la dawee yaar ci balgo cëppeeluwaat génn. xale bi gis na ko ndax bi mu ko séenee muy yéeg xam nga waa dafa encagoulé wu man naa gisul xale bi waaye xale bi mu ko séenee mu jàpp ci balgon bi di yéeg di ñëw moom ci la dawee bi mu dawee ci la làqoo waa ji daal di xëpp li mu xëpp daal di xëpp taal mu ni bu mu ko xale bi waxee léegi nag mu waaxu jëm ci néeg bi léegi ci la gis xale bi daw moo xam ne gis nañ ko de saa mu itam mu daw jaar ci fa mu jaaroon ni yéeg mu jaar fa wàccaat waaw. yéen ciblé wu leen kenn ne moom moo ah déedéet nit moom boo nee ci tension nga nekk ci ay lan ngay mun def su fekkee daf la menacé de mort plusieurs fois dinaa la rey ci devant les autorités nit taxaw dama lay rey dinaa la rey ñu ne ko loxo loolu mu ne wutal leen ma cellule bi ngay may tëj ne kii dinaa ko rey dinaa ko détruire ah loolu kooku bu la ko waxee lu mën a aw ci yow itam looy xalaat boo itam kan ngay xalaat. donc yow personnellement dafa am ku la menacé woon. waaw dafa am ku ma menacé de mort plusieurs fois daf may rey. lan ngeen jotee yéen ñaar. ah xanaa problème mu yàlla rek jaamu ci yàlla ci jàkka ji taxawal nañu ay luy defar jàkka ji moom d'accord ci loolu c'est ça xëy na loolu mooy xeen bi rek mais du leneen. donc yéen si gàttal xëccoo jiite. non loolu amu ci loolu amu ci ndax man dama yore sama école vraiment man toppatoo man ay jiite jàkka intéressé wu ma mag laa léegi te mosuma ko coo loolu man li ma intéressé mooy lépp lu jëm ci defar addina dafa la caal jàkk cee bokk man ay jiite intéressé wu ma luy defar koñ bi moo ma intéressé waaw. ki nga joteel moom jàkk bi lay xëccoo pour jiite ko moo tax nga xalaat ne moom moo tax si dëkk. ah mais man déggoo may la man man nee naa la du ma tourner gauche à droite nit ki taxaw na dinaa la rey danaa la détruire ngeen taxaw devant les autorités devant le sous-préfet Dagoudane Pikine mu ni ma dinaa la rey ci devant imam Gueye et imam Ba devant le président de la commission Modou Faye Ndiaye mu menacé ma de mort wax ni nañ ko wutal cellule bi muy tëdd waaye dina ma rey alors bu la ko waxee waxaat la ko rombaat la ni la yow dinaa la yar dinaa def ci yow loolu bu la xasee wax plusieurs fois devant des témoins waaw bu la mel ni amee fo looy xalaat. mais kooku bi mu la menacé ci kanamu nit ñi autorité yi réagir ñëw tam ko. ah déedéet xam nga boobu jàmm buñ la menacé ci devant le sous-préfet devant des imams devant le président de la commission devant des personnalités devant un commandant mais suba est-ce que man maa war a réagir
ce sont les autorités qui doivent réussir man soo fu ñu ma menacé am na keneen ko waroon wax son paax ne ko boo ko li nga waroo ko wax moom waroon génn foofu pour man normalement ni dinaa rey ne mu si le may tëj autorité toog ak autorité toog fekk ko mais lan moo waroon su booba man doo pot ndax jàmm lañ doon wut kuy wut jàmm nag mais doo gaaw a dem ci yoon waaye man naka jëkk itam dama wax dinaa porter plainte contre x daal fo x mais nag naaroon naa ko mais li ñuy wax toujours mooy nañ bàyyi noonu jàmm la ñu wut voilà c'est ça loolu mooy la mais bi ñu taalee sa kër yow dem nga porter plainte. ah bi ma demee bi ñu porter sama kër dem naa ma wax ko police ñëw nañu def enquête yi def investigation yi def yëpp photo nañu dafay seeni film mu def yëpp yóbbu ko ne ma naa porter contre X def naa porter contre X voilà laaj yow bi ngay porter plainte moom désigné woo ko ne moom moo la doon menacé. parfaitement nee na As Malick Mbaye moo ma menacé de mort. moom imam As Mbaye moom ngay wax ne da la menacé est-ce que tam amoo ay problème boobu. ah man de mënuma ko accuser leen xam naa ni daal moom ciblé na ma moom ak lenn ci une part de sa famille ñoom moom xam naa ni ciblé nañu ma ndax soo dee bay nit ma bu ma nuyuwut da nga bañ sama rak kooku foofu la noonu mën a am te l'un de ses frères wax na ma loolu waaw man nag jotewu maa moom dara wax dëgg yàlla moom moo ma ciblé baaw ilmat lu ma traité wul ci wax ju bon amul ci kàddi àddina waaye lépp it nag man wallahi la ilaha illa lu ma wax bu ma wax baal naa la ndax kenn laa amal problème mooy subhanahu wa taala mi nga xam moo bind te ma may laaj. en général dañuy dégg tout le temps problème yi am si jàkka yi xëccoo yi te tout le temps xaalis moo koy indi. non pour man du problème bu xaalis wax naa la ma ni la man sama def lu baax yàgg na ba ma juddoo ba tey lu baax lay def moom la ma ñëpp a xamee man xaalis du ma boole ak kenn mbooleem jàkk yi am nañu commission amul jàkk bu mul commission ci kaw àddina amul ci kaw suuf. jàkka ji war nañ ci diisoo war nañu mën a dimbalante suñu biir ko feebar ñu xool naka la mën a jàppale waxee ba amuloo mën a jël su ordonnance ñu jël ordonnance lañ ci boole ci ordonnance ëpp na 20 ordonnance yoo xëy ne buñ ko dañ koy photocopier fekk ku dem ba amul dara ñuy dem hôpital mun ñu génn ñu jël ci li yàlla may ci suñuy cotisation suñuy waa communauté ñu cotisé cotisé mooy ku am 1000 francs di ku am 10 ñu dajale ko mu nekk ci kees gi ñuy defar jàkka ji di jàppale koñ bi ci ku am dëj ku am ngénte ku am ceet ku am ordonnance boo xëy mënuloo ko jënd ba sax ku am location boo xam ne si nar a génne intervenir ci une fois ku ñu naroon génne ñu am luñ ko jox mu toog bañ ñu bañ ko rek loolu mooy li ñu waaye affaire xaalis man gisuma ni moo ñu boole moom daal xëy na jàkka ji fi nekkoon mooy moo nekkan buur moo nekkan bu mi sama jàkka bàyyi la maamam jàkka ji te sama bàyyi ko moom nangam lu ma neexul fi am loolu nag bi commission bi loolu nag moo commencé dañ moom daf ni moom jàkka ji jàkka baayam la titre foncier jàkka ji ñëpp a ko tabax ba Sénégal jeex amu fi benn jàkka bu ne ci koñ kenn ni tabax ko aman naam la ku ci ëppale maanaam ku ci ëppale man def naa ci alal ju bëree bëri du ma ko def naa kenn def alal ju bëree bëri kenn alal ju bëree bëri mais defar bu ñu jox kenn la ñuy jox mooy defar waaye jàkka moom kenn mënu ko tabax ci Sénégal yow rek nga tabax ko jàkka ji mag ñi fi nekk ñëpp participer l'ensemble ñi fi nekkoon jàkka ji mi ngi nga jàkkaarloo mi ngi fonctionné mais tëj nañ ko léegi état tëj na ko léegi. donc état bi moo tëj jàkka ji ndax problème bi fi am. ah problème yi am moom c'est ça non avant ñuy lakk kër gi ñu tëj jàkka ji ñu ngi ko tëj parce que tëj jàkka ji c'est à cause de imam moo tax ñu tëj jàkka ji ndax boo dañ ko menacé ci jàkka ji génn jaasi ba ko rey ci jàkka ji su ko waxee autorités yi wax ko commissaire wax ko ñëpp dégg ko dañ ma bëggoon rey ci àjjuma ji te dëgg mais il faut sortir ñu tëj jàkka ji fekkat ay procédures yu bari jaar na fi ñu dem ci sous-préfet signé accord imam Piquet SC daje nañu ñu signé accord imam bi dindi accord yi sànni ko fële imam yi ko ci laaj mu wax loolu imam yi département ñuy signé accord mu sànni accord def kole dem nañ ci commissaire ku baax français ñu ñëpp ñu wax fa suñuy wax yeew ko Ibrahima Ndiaye la maire ñëw na fii Sakho Diop ñëw na fi pour imam bi accepter ñu bokk liggéey mais mu lànk jàkka bayam la moo ko lu ko neexoon du fi am loolu mooy problème bi. léegi imam As moom amul ci rek mu ngi fi mu ngi fi. bi coow li amee tam police convoqué wu ko. ah je ne sais pas en tout cas daal li wér mooy man la ñu accusé lépp dégg naa xam nga boo jàppee benn mooy def lépp te koñ bi man yaakaar naa ni ay milliers moo fi nekk waaye bu lesoon nga ne benn waay moo ko def dégg naa rek maa ngi dégg ci koñ bi ñu naan way jaba ji ne baaw moom a convoqué moom mooy bu coor fu nañu dima ko wax nee nañ dafa yëgul ci koñ bi pour def benn marche pour ñu ubbi jàkka ji loolu la ñu wax awma ci lu ma leer
réouvrir la mosquée la Daba Dione woote ci dëkk bi nee nañ pour def ko man yëguma dama dégg rek comme ni ko ñëpp déggee bu ko autorité déggee woo ko tere ko marche bi est-ce que man ma luy sama tool est-ce que autorité amuñ droit dégg loo xam ne danser ñu réalité man ba seen jàkka ji bi tey ndax jàkka ji mooy jullee dafa sori ndax benn julli du ma ko jël kër yi sakk njël jàkka ji laay soo jàkka ji ma nga ji mu bi kon koy ku doon def marche pour ñu bi jàkka ji dama sant yàlla mais nee nañu man maa de wax ko police pour police ñëw wax ko jàpp ko wax ko lim koy wax bi loolu amee ne bi ko police wooyee moom jabaru imaam defe naa ne c'est le jour de mardi lundi ca guddi lañ taal sama kër kon ça tombe juste le jour bi ñu ko wooyee moom mu ni man maa ko wax police ca guddi ga ci li encagoulé yéeg sama kër taal sama kër jabar ji aussi dafa dugg ci coow. à parce que moo noonu day def marche man dañ ma wax man yi awma ci lu ma leer waaye daal dégg naa yëgle woon na pour def marche pour ouvrir la mosquée xëy na am na ci intérêt ñëpp bëgg mu ubbeeku loolu daal bi nga xamee am na ko nag yaakaar naa autorité dégg nañu ko te bëgguñu marche bi ñu woo ko ne ko bu def marche bi mais yow noo yëgle ci koñ fii fa ñëpp la nga yëgle siiw nga ne benn nit moom ma ko teg mais loolu jubul loolu yi tooñ passé wu ko te tooñ la ndax man sama yoon newul ci nit ci seen dund maa ngi sama dund yéen naa la jàmm nag yàlla na leen yàlla na la yàlla defal jàmm waaw. non kenn gaañuwul waaye musiba naroon na am ndax boobu bu ko xale bi gisul woon tey ci néeg bi la jëmoon da ko doon taal te am na xale internat yoo xam ñu ngi fi nekkoon ay doomu jaaw yi ñu ma dénk de ça gis nga filu courant gi ni commencé woon na dee tàkk heureusement fil bu dëgër la lampe bi photo alaaji maay bi dafa explosé courant bi commencé woon na dugg ci prise yi ci kër gi ba commencé saxaar sax doo ko génn heureusement xale yi gaaw coupé contour courant bi parce que bu ñu dem ñoo nga ci jàkka di julli kenn ñëw fi woon ay jigéen yi xale lañ ci bàyyi woon kooku musiba nu andi voilà c'est ça alhamdulilah mi ngi sant yàlla am nañ dëkkandoo yu baax yoo xam ne ñëw nañu wala avant ñu agsi daanaka safara yo fay na